asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi fi teew yépp ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa ku tedd gi Seydi Mouhamadul Moustapha Sy xam naa di jéggalu ci retard bi nga xam ne am nañu ko ñu fas yéene nag jublu ci programme bi li ñuy njëkk a def mooy fas yéene bàyyee kàddu gi ki nga xam ne mooy sunu njaatige ci gox bi ñu koy wax Seydi Mouhamadul Moustapha Seck mu danal gan yi suñ ca paree ñu jàll ci ki ci topp kon Moustapha Seck bismillah. bismillahi irrahmani irrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa baraka ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew ñépp kenn ku nekk ci turam xam naa di jiital ci nuyoo bi sunu sang sunu sëriñ sunu wasila muy di Cheikh Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy El Hadj ñu ngi ko nuyu di ko dalal jàmm di ko wax ni ñëw nga ci sa kër di ko xamal ni ñu ngi ko jottali nuyoo mbooloo yépp di ko massawu coono di ko balu àq ci diis bi ndax it yëg nañu ni wax dëgg yàlla mois de août bi yépp noppaluwu ko ngir yàlla ak njaboot ngir yàlla ak bëgg njaboot raw ëllëg ngir yàlla ak bëgg doomu aadama mat yàlla sëkk njabootam kon ñu ngi ko nuyu di ko dalal jàmm di ko jottali nuyoo mbooloo mi yépp di nuyu itam ñi teew ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam ak fu waay mën a jóge yëg nañu yépp yëg nañu ndimbal yi yëg nañu coono yi yëg nañu jàppalante yi ndax kenn ku nekk xam na ni lu mel nii tey bu amee nii loxo yépp a ci jàpp rawatina loxo daayira bi ak loxo yeneen yi nga xam ne ñoo ci ngoy ngir yàlla ak cofeel ngir yàlla ak wëllëre xam naa dinañ lott sax pour tudd ci ay nit waaye xam naa rekk bu ko defee ñu tuddulit ñu baal ñu ci loolu ndax ni bis bi demee kenn ku nekk itam su sañoon wax li ci sa xol waaye rekk bu nu nuyoo rekk yóbbaale yeneen njaboot yi ci des kon xam naa daayiratul Tiijaan bu Ravena ki ko jiite di Cheikh Tidiane Jaxate daayiratu Ravena ngeen baal ñu teew nanu mbokk bu nuy wax Cheikh Tidiane Jaxate jóge Marseille ngir yàlla ak bis bi moom it mi ngi ci mbooloo mi Fàllu Ñang Awolino teew na daayiratu Kasarta daayiratu Pescara itam ñi ngi ci mbooloo mi Bàcci Jóob itam mi ngi ci mbooloo mi président daayiratul Tijaani Salerno mi ngi ci mbooloo mi Pape Diaw président daayiratul Salerno mi ngi ci mbooloo mi Amadou Wadd président de Kër Serigne Abbas Sall bu Salerno mi ngi ci mbooloo mi ak El Hadji Ndiaye représentant daayiratul Allahu Cheikh Napoli ñi ngi ci mbooloo mi Adama Seck représentant Kër Canaba mi ngi ci mbooloo mi Alioune Ndiaye représentant Walfadjri bu Sénégal mi ngi ci mbooloo mi jàppale nañu ci yu bari yàlla xam na ko Bàcci Jàllo bi jógee
Portugal mi ngi ci mbooloo mi daahiratul taxawuni président bi ko jiite di Njéegi Sëy ak Ousmane Dieye Balla Sall El Hadji Alioune Kane Mansour Fall ñoo jóge Caserta boobu délégation Gora Niang Caserta Serigne Mbaye Gueye mi ngi fi ak Malick Diaw président association des Sénégalais bu Caserta mi ngi ci mbooloo mi jàppale nañu ci yu bari ñu ngi ko ciy gërëm ku ñuy wax Pape Seck président association bu sénégalais yi te nekk ca Napoli moom it ñu ngi ko ciy gërëm ndax jàppale nañu ci yu bari section yi nga xam ni itam ñoo fi ñëw xëy na jóge ci yeneen gox yépp ñi ngi fi teew kon ñi ngi gërëm mbooloo mi yépp ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ndax li am solo nekkul ci ñu tudd la li am solo mu ngi ci sang bi nga xam ne bii moo tax ñépp teew fi tey ngir yàlla ak jëmmam kon bépp mbooloo walla bépp nit bu ci dugal loxoom te tuddul nu ko nanu baal te xam ne liy jariñ ci kilifa gi la nekk yal na yàlla mottali lépp xam naa ñu ngi koy masawu coono rek di ñaan yàlla moom sëriñ bi yéene bi mu am ci kilifaam yàlla mottali ko yéene bi mu am ci njaboot gi yàlla mottali ko yéene bi mu am ci ñépp itam pour ñépp mat yàlla njaboot yal na yàlla mottali ko kon ngeen baal ñu ci kàddu yu dëng yi sëriñ bi nga baal ñu ci kàddu yu ñu jël ci sa kanam sa warul xanaa dafa fekk ni ndigal moo ñu toll waaye bu dul woon loolu duñu ko ñeme kon ñu ngi la ciy jégalu di leen balu ak di leen baal ak wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Cheikh Mouhamadou Moustapha Seck xam naa balaa ñuy jox sëñ Babacar Diop mi nga xam ni moo jiite coordination bi dafa am kàddu yu néew ci làkku réew mi ñu bëgg a jottali ci ñi nga xam ne ay benn italien yu fi teew la te xëy na dégguñu li ñuy wax su ko defee ñu mën ay kàddu ñu leen jottali balaa ñoo continuer ci programme bi. È l'occasione per noi di presentarvi il Dairatul Mustarshidin wal Mustarshidat, che in arabo significa cerchio dei giovani maschi e femmine che vogliono vivere l'onestà. Un'associazione creata in Senegal dal signor Mouhamadou Moustapha Sy nel 1978. È un personaggio poliedrico, un poeta, un filosofo apprezzato non solo in Senegal, ma in tutto il mondo islamico. Signor Sy aveva già capito che un paese non si poteva sviluppare se non accompagnato dalla crescita morale della sua gioventù. Il Senegal affrontava allora un momento di crisi, alta inflazione, disoccupazione che mettevano in difficoltà il regime democratico. Signor Moustapha Sy ha voluto promuovere un momento di pensiero basandosi sui principi dettati del Corano e finalizzato all'educazione dei giovani. Oggi il nostro è un movimento ben organizzato, aperto ai uomini, alle donne,
non soltanto giovani, ma anche bambini ed anziani. Va ricordato che a noi non interessa soltanto l'aspetto religioso, ma anche lo sviluppo materiale e morale della persona. Infatti l'Islam non ha vietato la crescita e lo sviluppo umano, ha però tracciato i limiti di carattere morale. Qui in Italia il nostro movimento fu creato nel 1992 per cercare di recuperare i giovani e per distoglierli da strade pericolose o per evitare che cadessero prede della malavita. Il signor Mohamed Mustafa Sid ci ha sempre educato e consigliato in modo che il nostro comportamento sia conforme non solo alla nostra religione, ma anche rispettoso verso le autorità italiane e osservante anche delle leggi italiane. Oggi in Italia abbiamo 16 sedi composte da 500 membri. Il nostro sede nazionale si trova a Bergamo. Il tema di questa conferenza, Chiesa, moschea, sinagoga, quale messaggio per il terzo millennio? Un tema di orientamento non solo per la gioventù senegalese, ma per tutta l'umanità, perché i tre religioni rivelate hanno una grande responsabilità per lo sviluppo morale di questo mondo. In questa occasione è arrivata gente da tutta l'Italia, anche dell'Europa. Le nostre sedi francese, spagnolo, Portogallo sono presenti qui con forti delegazioni rappresentate rispettivamente dal signor Morisen, il signor Mor Falsi e il signor Bacci Giallo. Il nostro responsabile morale ci ha sempre chiesto di aprirci maggiormente verso gli altri. Infatti la via dell'onestà non ha solo un colore o una sola religione, ma è aperto a tutti. L'onestà è un linguaggio universale che avvicina i popoli. Quindi siamo aperti a tutti, anche se non siete della stessa religione che viviamo noi. Come lo dicevo, l'onestà è un linguaggio universale. E possiamo concludere dicendo che cogliamo l'occasione per ringraziare le autorità qui presenti. Salutiamo la presenza del rappresentante dell'ambasciatore del Senegal che ha avuto dei impegni a Milano, il rappresentante diretto dell'ambasciatore signor Moussa Bokarli è qui presente. Salutiamo anche una delegata venuta dalla Germania, la tedesca Silvia Ebel. Salutiamo anche la presenza del presidente dell'Associazione dei Senegalesi di Caserta, anche di Napoli, il signor Sec, che ci ha molto aiutato veramente per un successo di questo avvenimento. Salutiamo anche la presenza di signor Thierno Sall, vicepresidente dell'Associazione dei Senegalesi di Bergamo. Salutiamo tutti quelli che sono venuti qua per contribuire nella loro presenza, nel loro sostegno morale, nel loro sostegno materiale per dare un successo a questo convegno. Vi ringraziamo mille volte. Grazie.
su ko defee xam naa dañuy continuer ci programme bi fas yéene jox sunu chef de coordination Babacar Diop mu ubbil sëriñ bi su paree avant sëriñ bi jël dana am benn film bu ñuy passé avant muy dugg ci conférence su ko defee noonu lañu ko tëralee ñu ngi ñaan Babacar kon mu jege si wasalaamualeykum wa rahmatullah. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidi almursalin sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi fi daje ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di jël nuyoo bu sell bu ànd ak ziyaara tëbbu di ko jëme ci suñu kilifa gu tedd gi fi toog tey niki nga ko xamee ni sama mbokk yi jiitu waxe nañ ko noonu mu di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ibnu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane al qutbul maktum la shakk loolu defe naa ni jamono confirmé na ko ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko dalal jàmm di ñaan yàlla itam ci barke suñu maam Seyid Cheikh Ahmed Tidiane ci barke suñu maamaat Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ba ca yonent ba yàlla nañ ko jàppale ba mu mottali yéeneem ci ndaw àdduna bi yépp moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu xam naa kàddu yi sax du war bari ndax ñaari mbokk yi jiitu wax nañu li ci ëpp sama mbokk Moustapha Seck wax na ci turu dëkk bi ndax moom moo fi nekk moo ñu fi nekkal suñu mbokk itam Mohamed Ndiaye wax na ci làkku réew mi pour que ñi fi nekk di ay tubaab xëy na te dégguñu langue bi ñuy wax ñu mën jariñoo ko ndax it ñun li ñu gëm rek moo di moom ni mu fi nekkale diine l'islam noonu la fi nekkale diine yépp noonu la fu nekkale àdduna bi yépp kon nag ku ko woo mu daje ñeneen nekk fa ñu bokkul ak ñun diine itam war nga leen nuyu sargal leen ndax diine yépp ci yàlla lañu jëm su ko defee kon xam naa sang bi ñaari kuréel yi fi daje te ñu wax leen moo xam bi dellu ci diine la moo xam bu dellu ci àdduna la ndax it ñaar yépp ngay taxawe ndax it ku añaanul mën a seede sa taxawaay ci boo waree jël say responsabilité ci diine nga jël ko soo ko waree jël ci politique nga jël ko soo ko waree jël ci àdduna bi nga jël ko loolu moo tax kon ci wàllu xam naa politique te mbokk yi wax ni ambassadeur bi ki fi nga xam ni moo fi représenté gouvernement du Sénégal te amoon yéene ñëw tey fekk jataay bi waaye ni ko mbokk yi waxe mu am beneen daje bu mu tombeel waaye mu jël ki nga xam ni léppam la mu di monsieur Moussa Bokar Ly di ministre conseiller ci ambassade ba moo toog noonu ci sa càmmooy moom moo ñëw ci turu ambassadeur bi ak ca waa ambassade ba yépp su ko defee itam ni ko Ahmed waxee ñu nuyu mbokk bi nga xam ni moo jóge Allemagne te muy tubaab bi toog ci suñu ginnaaw ni ko Ahmed waxee mu di Sylvia Abel te moom moo jóge ba Allemagne ngir yàlla ak jëmmu sëriñ bi ngir yàlla ak fekke ci conférence bi moom itam ñu ngi koy nuyu di ko dalal jàmm ni ko mbokk yi waxe itam daayira ahlu cheikh bi fi nekk Moustapha Seck tudd na ko te ñu ni Mansour Fall moo leen fi représenté daayira sa maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ñoom itam ñoom ñépp ñu ngi ci biir jataay bi guddeeg bëccëg lu ñuy def ñoom ñoo ko ànd ñu wax ni itam daayira Laayeen mu di daay njabootu sunu maam Sayyidna Isa Laay njabootu maam Limaamu Laay
teew nañ fi ka leen jiite mu di suñu mbokk Góora Seen moom itam mu ngi ci jataay bi ngir yàlla ak cofeel bu mu am ci yow. xam naa wax nañ ni sax imam de la mosquée de Napoli waroon na ñëw waaye xëy na dafa am empêchement wala mu ngi ci yoon bi. ñi ci des ci wàllu dëkk bi itam ñépp tudd nañu leen su ko defee rek ñooñu dañu ni woon ñu wax la ko lu dellu ci wàllu politique nga xam ni ñooñu ñoo fi teew. su ko defee ci wàllu itam sa njabooti bopp yi ñu ngi wax ni nemmeeku nañ fi soxna Mboose Géro bu suñu mbokk Maxtaar Njaay benn moom itam mu jóge Sénégal fan yi ñëw na teew fekke ci conférence bi teewaaleel Maxtaar ndax it li Maxtaar di sonn ci daayira bi nun ñépp la ko defal yàlla na yàlla mottalil ko. su ko defee itam ñu wax ni daayira Muxtasimiina mu di waa kër suñu maam Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Jamil dañu waxoon ni bëggoon nañu fekk ci jataay bi waaye mu am beneen xew-xew bu mu dajeel te ñu di ko organiser loolu moo tax ñu ni mënuñu yegsi waaye yónnee nañu seen participation ñu participer ko ci bis bi kon sëriñ bi nga ñaanal leen yàlla. ñu wax ni itam xam naa fédération des Tidianes yi fi nekk yépp itam seeni ndaw ñu ngi fi ngir jàppale ñu ci bis bi. bu dee it ni ko sang yi jiitu waxe mu di coordination étrangère yi te Ahmed Ndiaye lim leen rawatina ak su Europe bi nga xam ni ñetti réew yi ñoo ko bokk mu di France ak Espagne ak Italie. Maurice Sène mi nga xam ni moo yore coordination bu France teew na fi ànd ak délégation boo xam ni mat na fukki nit mu ànd ak Cheikh Tidiane Ndiaye ak Ablaye Mbeng ñu ñëw ak seen soxna yi ñu àndal. ni mu ko waxee itam Mor Fall si bi nga xam ni moo ñu nekkal ca Espagne moom itam ñëw na ànd ak ñoom Alioune Badara Diop ak ñi ñu àndal jóge Espagne ak Ibrahima Jiite. mbokk mi nga xam ni moo nekk Portugal aussi waxoon nañ la turam mu di suñu mbokk Bàcc Jàllo moom itam moo nekk jóge Portugal teew nekkal fa al mustarshidin wal mustarshidaati moom itam mu ñëw teewe ci bis bi kon nag sëriñ bi mën nañoo wax ni njaboot yépp teew nañu. bu dee coordination Italie moom secteur yi ñu fi am yépp section yi ñu fi am yépp ñépp teew nañu ak fu ñu kenn ku ne fa nga jóge na mu soree ndeysaan sëriñ bi ci mbaaxam ak ci ñeewentem njaboot bi ñu ko waxee ni ko mbokk yi ñëw de bis yu ñu jël danañu am fukki heure ak ñaar ci yoon wi yëg nañ ni rek ñeewente njaboot mu ne ku jur de yërëm mu ñeewenti leen ndax li ñuy jànkonte pour ñëw waaye ñun yëguñu ko ndax moom fa mu jóge moo gën a sori fi ñu jóge ngir yàlla ak dimbali njaboot yi kon nag yàlla na yàlla mottalil ko loolu moo tax njaboot yépp yàlla indi na leen ci jàmm ñu ñaan ko mu ñaanal ñu yàlla delloowaat leen ci jàmm ci barke ki mu amul kudul moom. su ko defee nag bi ñu koy massawu coono sax ndax li mu daj ba ñëw fii li tax conférence bi fi mu nekk ak ni mu soree waaye mu ni rek xanaa la Sayid Cheikh doon wax rek ni njaboot bu dëggul buumam dina gis ka mu war a gis dina gisit ka mu bëgg a gis maanaam lié bi doxal diggante njaboot ak kilifaam bu ko sàmmee ba dëggu ko rek fu mu bëgg a gisee kilifaam gis ko su ko defee nag ñun buum gi dox suñu digganteeg moom yàlla bu mu dagg abadan ndax ñun moom rek la ñu bëgg a gis moom rek la ñu war a gis yàlla wan nañu ko yàlla bum ñu rëcc su ko defee loolu rek moo fi am ndax itam kilifa gu toll nii ku ko yàlla booleel wax dëgg yàlla jamono bu nekk war nga di takkaat sa ceinture di taxaw ci gannaawam guddeeg bëccëg bu diine soxlaa mu jóg bu àdduna soxlaa mu jóg bu politique soxlaa mu jóg ndax ñaar yàlla mi bind diine moo bind politique moo tax yenn saa yi bu jamono mettee rek kenn ku nekk dootooloo xam foo jëm ñépp naana waxi buur waaw la sant mu ni mukk waxu yàlla rek a sant waaw mu ni waxu yàlla rek a sant waaw waaye buur bu waxul dëgg waxam santul waaw su ko defee loolu lay doxe loolu lay waxe ngir yàlla ak sowe jaam ñi yàlla na ko yàlla mottalil
ñu wax ni daayira Touba Pescara nee nañu ñu ngi fi ñoom itam di njabootu maam Serigne Touba su ko defee ni ko mbokk yi waxe mu di Ahmed Ababacar Niass bu lew na ñeseen ne ñu moom itam teew na fi mooy doomu xalif Ababacar Niass mu ni ñoom itam teew na fi suñu mbokk Thierno Sall isam ni ko Ahmed waxe moom itam mu nga jóge ba Bergamo yaakaar maam Serigne Touba yaakaar itam mag ñu baax ñépp mu am cofeel ci sëriñ bi loolu moo tax moom itam mu jóge fa ni fu ngeen jëm fa laa jëm su ko defee wax nañ ni itam daayira Tijaan bu Novara yebal nañ fi seen délégation ñoom itam bëggoon nañu teew ñoom ñépp waaye xataayu jamono loolu moo tax su ko defee daal xam naa ci bañ guddal ndax ñun liggéey moo ñu war wax waruñu su ko defee nag moom mi yàlla jagleel mu man orienté ndawu jamono ñun ñu di ko déglu di suivre ay orientation ni mu koy jëlee ci Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane mu doon ko jëlee ci suñu maam Serigne Babacar Sy ñun buum googu yàlla nañ yàlla dimbali ba mu bañ a dog abadan su ko defee itam Serigne bi ñu wax la ni waa dëkk bi kenn ku ne participé na ni ko Moustapha waxe mën naa ni ñaari weer wala ñett yépp bi ñu yëgee ni Serigne bi mu ngi jëm si fii kenn ku nekk bàyyi nga sa kër bàyyi say lal joxe say oto joxe matériel boo manti am ngir yàlla ak rek bis bi am réussite bi nga xam ne moom lañu bëgg commission yi nekk ci daayira bi yépp rawatina waa formation religieuse ñëw nañu teew waa sécurité ni nga ko xamee fa tabarakallahu ak waa cellule féminine ñoom itam teew nañu soxna Jama Sall ngi teew ci seen kanam nekk seen présidente ak soxna Khady Niang bi nekk vice présidente bi ñoom itam ñëw nañu teew ak ñi ñu ko seqal ñépp su ko defee daal xam naa bu ñu fàttewul lu ci des rek sëriñ bi mottalil ñu ko rek ñaanal yàlla njaboot yi waaw ko defee Ahmed mu ni soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi rawatina waa kër Ousmane Gueye ñu ni ñoom itam sëriñ bi xam naa nga ñaanal leen yàlla ndax sonn nañu pour dimbale njaboot yi kon ñu ngi koy jéggalu ci tàngaay bi ak itam retard bi ñu am rek ndax ni jamono demee ñépp jàpp nañ ci seen loxo parce que barki démb bi ñu mënee ambassadeur bi téléphoné na neen du mën ñëw waaye dana yónnee dina mobiliser maanaam autorité italienne bi yépp ñu ñëw noonu mu ko waxe woon itam fekkoon nañu it ñu nekk ci loolu ba ñu boole ñaari force yàlla dimbali nañu ba li fi police war a taxawe na ko li waa gendarmerie war a taxawe nañu ko li nga xam ni itam nag boole ci nag ak sécurité bu maamam yooyu yëpp aar nañ ko ba mu ñëw ak jàmm yàlla nañ ko sàmmaat ba mu dellu ci loxoy Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane xam naa rek sëriñ bi ñu ngi koy bàyyi mu wan leen li nga xam ni moom mooy confirmer thème bi mu war a waxtaane su ko defee rek moom ñu déglu ko rek mu dugg ci waxtaan bi yàlla na yàlla mottali la sa lépp te yàlla buñ la rëcc mukk allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين الذي قال وقوله الحق أبي إبراهيم أخي موسى أخي عيسى وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعدهم فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Depuis le Big Bang, l'humanité a connu
plusieurs formes de divinité. Car depuis l'enfance de l'humanité, Dieu n'a cessé d'être un centre de débat entre les croyants et les athées. Sentiment d'objectivité pour les uns ou de subjectivité pour les autres. Le sage, lui, nous dit mieux vaut objectiver la subjectivité et subjectiver l'objectivité. Et si l'agriculteur, le tisserand, le charpentier, l'artisan et d'autres travaillent sans cesse, c'est nécessairement pour vaincre quelque chose. Soit pour vaincre la faim, la pauvreté, les caprices de la nature ou autres. Mais celui qui adore Dieu et prie le jour comme la nuit, de quoi cherche-t-il à vaincre? Une question qui nécessite une réponse sans détour. Il ne suffit pas seulement d'être un musulman du vendredi, un juif du Shabbat ou un chrétien du dimanche pour y apporter une réponse positive. Depuis la préhistoire des religions, beaucoup de ces religions aujourd'hui ont disparu. La Mésopotamie est le gouvernement universel de Dieu. La Chine des origines, qui connaît un univers très complexe. L'Égypte, ses pyramides et ses dieux. La Grèce, ses dieux et ses héros. Rome, où les dieux pour chaque communauté. Les religieux nordiques entre divination et magique. Et l'Afrique, terre des sacrés, déchirée entre culte des saints et culte des ancêtres, et d'autres que l'historien appelle les panthéons. L'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, et enfin les religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais vous constaterez avec moi que dans la tendance actuelle des choses, il y a l'émergence d'un sentiment religieux. Partout, en Arabie, en Afrique et surtout en Europe, il y a les sectes. Des sectes anciennes et des sectes contemporaines. Mais pour entrer au sujet que nous traitons aujourd'hui, nous vous livrons ce témoignage inspiré par la pensée chrétienne. À l'aube du 3e millénaire, l'humanité a derrière elle 2000 ans d'ère chrétienne.
ce sont aussi 2000 ans chargés d'histoire d'un peuple de Dieu qui, malgré les multiples interdits, les persécutions et les obstacles, a pu convertir plus d'1 milliard d'adeptes pour le compte du christianisme. Fin de citation. Autant, on peut en citer pour le compte de l'islam et du judaïsme. Mais si le Coran nous parle de Masjid al-Haram et de Masjid al-Aqsa, deux symboles de la divinité qui ont vécu ensemble le passage obligatoire de Mahomet vers les cieux, c'est pour montrer aux croyants de différentes religions l'impulsion prophétique d'ordre divin qui a jeté l'envoyé de Dieu sur ce chemin pour y retrouver tous ses prédécesseurs. Abraham, Noé, Moïse, Jésus et d'autres. Sous la dôme du rocher, on peut trouver les traces qui attestent l'existence de 3 religions adorant un seul et unique Dieu. Depuis, les adeptes de ces 3 religions ne cessent d'accomplir individuellement ou collectivement les recommandations divines. Une exigence de l'âme nous confie un mystique, car la prière symbolise le passage de l'âme sur terre. Cette citoyenne céleste qui, loin de sa demeure originelle, cherche ici-bas même un bail pour justifier qu'elle est en résidence hautement surveillée. Donc, synagogue, monastère et mosquée représentent pour l'âme plus qu'un simple lieu de culte. Ces sanctuaires sont des télécentres par excellence qui donnent aux cieux la possibilité, une large possibilité, de communiquer avec cette substance de qualité si longuement recherchée dans la matière grise de l'homme. Roger Garaudy, dans son livre Appel aux vivants, nous dit ceci: l'homme est l'animal le premier à creuser la tombe. Certes, un corps d'homme, lorsqu'il meurt, n'est pas abandonné à la décomposition comme un arbre mort ou une bête. Ce qui signifie que l'homme, en creusant la tombe, vit sa mort et meurt sa vie. N'est-ce pas une tragédie comédie dont l'homme reste le principal acteur mais n'est pas l'essentiel? La religion accepte d'ériger un mausolée pour élever la gloire du saint qu'il honore, mais à une seule condition, que ce dernier accepte de dire en âme et conscience: je n'ai pas causé de souffrance aux hommes, je n'ai pas menti, je n'ai pas trahi personne, je n'ai pas accaparé des terres d'autrui, je n'ai jamais violé l'ordonnance des temps, je n'ai jamais cédé aux paroles de la colère, je ne fus jamais sourd aux paroles de la justice. J'ai embrassé la vérité d'où elle vient. J'ai donné du pain à celui qui a faim et de l'eau de ma source à ceux qui avaient soif, des vêtements à ceux qui sont nus. J'ai participé pleinement à la vie éternelle des croyants qui m'entourent. J'ai donné des leçons à ceux qui ont soif du savoir.
j'ai donné aux parents et aux proches le meilleur de moi-même. Notre guide spirituel au Sénégal, Cheikh Ahmed Tijani, avait donc raison de nous dire ceci: si la prière cesse d'être sacralisation de nos actes quotidiens, malheur à ceux qui, par ignorance, en deviennent les victimes. Car la prière est à l'âme ce que l'engrais est à la surface du sol, où il l'améliore, où il l'écrase. Donc c'est une question de dosage, mais surtout une question d'éducation mystique. C'est pour ces multiples raisons qu'un temple, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, doit être érigé pour servir de cadre, mais un cadre d'échange, un cadre de réflexion, un cadre de concentration, mais surtout un cadre de coopération, de solidarité et de paix. Un temple ne doit pas être lieu de joutes oratoires ou de discours ostentatoires. Un temple ne doit pas être utilisé pour des propagandes ou des jeux de séduction. Un temple ne doit pas servir de cadre pour créer des discordes ou des conditions de rupture ou de conflit. Un temple ne doit être cédé aux calomnies et aux injures. D'ailleurs, le Coran nous conseille par ces termes: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al iman. Que les uns ne calomnient point les autres, car il peut se faire que les calomniateurs soient moins bons que ceux qu'ils calomnient. Que les femmes ne rient point de leurs compagnes ou coépouses. Évitez le pessimisme, car c'est un péché. Ne vous espionnez point, que les uns ne maudissent point les autres. C'est un verset coranique. Mais aujourd'hui, il y a un constat général ou généralisé. Et un spectacle douloureux vient s'ajouter à tout cela. Il s'agit de la déislamisation de l'islamisme et de la déchristianisation du christianisme et le judaïsme. Asphyxiés aujourd'hui par les arracheurs de fonds qui utilisent l'Holocauste comme source d'enrichissement. Une brochette de crise qui ne cesse de grignoter la foi des croyants. Certes, l'on nous propose à la place des barbes, des chapelets, des croix et des étoiles de David. N'est-ce pas une autre forme de guerre froide entre les religions d'un même Dieu? Cheikh Ahmed Tijani nous confie ce verset coranique. Être trop juif, trop chrétien et même trop musulman, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Donc soyons partisans de Dieu directement si nous voulons vivre en paix. Ce message de paix reste l'emblème dont dépend essentiellement le salut du monde entier. Pourquoi parlons d'exclusion, de pauvreté, de faim et de soif dans le monde? Sayyid Ibrahim al-Rayahi al-Maghribi disait avec juste raison: la formule qui fera exploser le monde des humains se résume ainsi: rendre nécessaire ce qui n'est qu'accessoire. Fin de citation. C'est-à-dire travestir l'âme du croyant
en transformant l'art et la mosaïque comme ultime refuge, là où le pratiquant reste pratiqué à jamais, où le culte finira par être une simple imitation. Le poète chanteur avait raison de s'adresser à son Dieu par ces mots. Ta passion m'a habité. Alors que j'ignorais tout de l'existence d'une passion, elle a trouvé une âme vierge. Que devait-elle faire, sinon d'y étendre son empire? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.